avertis très préparés yu bëgg seen réew bëgg la ñuy def xam la ñuy def ñu daal di jël seen alal daal di ko investir positivement ca la nga xamante ni mën na jëmale réew mi kanam di employer également seen i morom jeune damay faral di wax rek ni aux Zambiens la valeur n'attend point le bon nombre des âges yaakaar naa ni jeunes yi nga xamante ne ñoom laa toogal ni jeunes yi ngeen di seen sama ginnaaw ñoom ñoo moom wax jooju moom moo tax ba mbokk yi man balaa maa gën a xuusi waxtaan bi damay def rek ne sëñ bi asalaamaaleykum yaa ngi ci jàmm ma bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan nga fàttali ñu wàlla ñuy tur bi exactement. Djibril Alpha Bar la. waaw maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan macha allah. Djibril ma daal di for nopp ci sa présentation que da nga jógee bitim réew dellu si waat fi nga xamante ne moom mooy sa réew est-ce que mën nga ñoo dellu si tuuti rek ci sa parcours lan nga defi joon bitim réew ba xam fa nga juddoo wala da nga juddoo Sénégal jàngee fii wala bitim réew nga jàngee daal di dellu si waat Sénégal exactement c'est quoi ton histoire pour introduire un tout petit peu. macha allah waaw man Guédiawaye laa juddoo. rond point marché jeudi yaakaar naa ñëpp xam nañ ko waa Guédiawaye xam nañ ko. fa laa juddoo yaroo fa laa jàngee. ba ma jàngee ba am bac daal di def bac plus au Sénégal. dem bitim réew pour continuer sama jàng. dem naa bitim réew commencé jàng moom tolof bu liggéey pare continuer waat suñu jàng. d'accord bañ paree suñu jàng tamit liggéey nañ pour am un peu de bagage professionnel. bañ paree liggéey. comme jàng moo ñu yóbbu woon kon nit bu nekk am na passion nit bu nekk am nga lu la neex. ci la facilité chargé d'affaires. d'accord waaw j'étais chargé d'affaires. liggéey naa ci banque liggéey naa ci assurance. même dans la logistique liggéey naa ci. d'accord waaw tey nga dellu si waat Sénégal lii de du chargé d'affaires. waaw en quelque sorte affaire la. chargé d'affaires la parce que en fait on travaille dans le domaine commercial. d'accord donc ku wax entreprise rek. il y a tout le temps un volet commercial. waaw léegi nag ci laa ne damay ñëw Sénégal liggéey te xam ne Sénégal liggéey ni mu fi méttee ma ne lan mu war a motiver ma liggéey ci laa xool sama passion mu nekk agriculture ak élevage ma ne naa ñëw bis bu ma ñëwee liggéey ci nga xamante ne moom moo ma neex. looloo waral ferme bi nii. passion boo gis dafa ànd ak histoire depuis kañ la ak lan la ci motiver. sama yaay pël la. sama papa tukulóor la. Baar laa sant donc ñun de naissance d'origine xam nañ ne élevage ak agriculture ñun moo suñu métier. moom lañ xam. donc mën nañu wax ne sax Sénégal ku fi lekk yàpp ñoo la jox yàpp. ku fi naan soow it ñun ñoo la jox soow nga naan. donc loolu mën nañ ne c'est inné dañ ko judduwaale. waaw nga commencé see nekk depuis combien de temps. waaw ça fait 2 ans 3 ans. parce que boo gisee li fi nekk xam nga c'est un investissement boo xamante ni ça c'est lourd. bon gisuñu ci kenn koo xamante ni moo ñu dimbali. li fi nekk lépp suñu propre moyen la ñu demee. moom lañ commencé ba mu agsi fii di ñaan yàlla fi ñu bëgg àgg yàlla àgg lañu fa. exactement fii ferme bi nan la tudd ak fan la nekk ci en guise de rappel. waaw ferme bi ñu ngi ko dàkkatalee la ferme de Daguerre. en général ñu ngi ko wax la ferme de la jeunesse. waaw ndax nit ki booy liggéey da ngay liggéey. la ferme de la jeunesse parce que boo xoolee moyenne d'âge bi c'est entre 25 30 35 ans. d'accord ñun ñoo ko moom. waaw léegi ci contexte bu bari mën nañu wax ne mën na am histoire. parce que emploi des jeunes fii daf fi manqué. léegi nag booy liggéey it da ngay liggéey ak sa morom. da ngay liggéey ñoo xamante ni ñii yéen a bokk bëgg-bëgg yéen a bokk passion. boo xoolee G mi ñuy wax Assane la tudd. ak Abdoulaye ay dëkkandoo lañ Pikine. ñu bokk bëgg-bëgg bokk passion. dama demee ba investir ci li nga xamante ni mooy élevage bi commencé wul fii ñu ngi commencé Pikine ci benn kër lañ commencé jënd ay xar ay nag. ay nag. fa lañ commencé. di leen dundal di jaay def nañ opération tabaski dem ba Fuuta ànd ak sama gars yi nga xamante ni nii moom mooy Ousseynou Dem Madiaw. am na keneen koo xamante ni mi ngi à Saint-Louis tudd Ibrahima. ci lañ commencé di dem nànk-nànk ñu ne léegi jot nañu yaatal. waaw jot nañu yaatal. léegi nag looloo waral ñu jóge Pikine jóge banlieue bi. di wut espace ñëpp xam nañ ne élevage boo ko bëggee mu yaatu xajul ci kër. parce que da ngay soxla espace. ci lañ ne ci la posé la question à savoir léegi nag fan la ñuy jëlee espace. parce que xam nañ ne suuf Sénégal dafa xaw a cher. dafa méttee am. ci laa toog waxtaan ak sam papa ne ko papa wax dëgg neex yàlla bëgg naa agrandir li nga xam te ne moom laa nekk nii. parce que lii début la waaye fi ñu bëgg àgg ëpp na lii. ci la ma ñëw daal ne ma nit ki boo xamul fa nga jëm da ngay dellu say mbokk. loolu la ñu indi Tivaouane loolu ñu indi fii nii samay mbokk fi dëkk. ba ñëwee sama papa présenté bi ñu toog waxtaan ma wax leen li ma bëgg. bëgg nañ fi def poulailler
bëgg nañ fi def étable fi nag yi nekk. bëgg nañ fi def bergerie yaray xar. dañu waxtaanee ba pare pare nañu agsi ngeen fi ngeen war a dal ndax nit amul lu mbokkam. ci lañ ñëw daan nañu nañ commencé ci lii ñu tracé ñu espace bii nii. bu ñuy njëkk ñu ngi commencé ci bâtiment bi ak néeg bii nii. ci lañ njëkk commencé investir. mu nekkoon ñaari local kese. ci lañ commencé dugal xar yi génnee di jaay ba yàlla def ñu ne léegi nañ agrandir. ma delloo France bu ma liggéeyee jël loolu daw ñëw ñu teg benn brique ñaari brique bu ma tulee ma dawaat liggéeyaat ñëwaat def noonu ba macha allah jot nañoo am lii. ca boobu lan moo leen tere woon dugg ci li nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk comme ay ñoom FONGIP ay ñoom PAPEJ ñoom ANPEJ DER pourquoi essayer woo leen démarcher entité yu mel noonu pour demander ay fonds de soutien yoo xamante ni dinañ leen ci dimbali ou bien ay prêts. effectivement commencé woon nañ démarcher comme par exemple des institutions financières des institutions bancaires dem nañ ci banque yi waxtaan ak ñoom mais Banque Sénégal ils ont pas le goût du risque. dañ naan la defar ses preuves te preuve mënoo ko def sans moyen. risque la tamit fii nii nga xamante ni ñëw nañ fi amul courant amul dara ñii buñ tëddee nelaw guddi gi ñii jël relève ñii bu demee tëddi ñii ñëw xool. parce que liggéey la boo xamante ne en permanence. d'accord ci nekk liggéey boobu noonu en permanence sànq yaa ngi may wax waxu ay xar ay nag est-ce que mën nañu xam tey jii à peu près ñaata nag ngeen fi yore xar yi quelles sont les informations à savoir sur eux ba ci li nga xamante ne moom moo nekk ginaar yi nga xamante ne yéen a ngi leen di. ci embauche bovine danañ gis ki nga xamante ne ay nit lañ suñu xar lañ suñu grand la ku mel ni daam ku mel ni njaay. embauche bovine. waaw ça veut dire. embauche bovine mooy nga jënd carcasse comme ni ñu koy waxee. engraissé ko. 3-4 mois maximum nga génnee ko jaay ko. loolu mooy embauche bovine. gis nañ tamit dem nañ gis tamit ku mel ni Grand Matar mu nekk amokat. daanaka nag yi fi nekk yëpp ci loxoom la jaar. bañ bëggee ñëw moom moo nañu carrément ni tegu leen fii. bu ngeen tegoo fii nii. fii dans le court moyen long terme di ngeen am lii ak lii ak lii. ñëwuñu rek samp lii rek dem ak suñu xelu bopp parce que man mën naa ne je suis pas un technicien de l'élevage déedéet. commerce laa jàng mais on est parti à la pêche de l'information. ñoom tamit bàyyiwuñu ba léegi dañuy woo. paille de riz bii nii ñoom ñoo ñu boole ay nit yu nekk Rosso. ñu contacter leen ne am nañ ay nag. naka la ñuy def ñu yombalal ñu. donc du ñun kese ñoo nekk di liggéey. secteur de l'élevage dafa yaatu. waaw ñu ngi nekk di waxtaan même ba léegi sax pareeguñ ci parce que ñu ngi jublu ci poulailler bi macha allah commencé nañ defar poussinière bi ñu ngi nekk pour raxas ko dem jënd poussin yi andi ko. bien sûr si liñ leen di wax noonu man dama gis fii ay nag yoo xamante ni bokkuñu ay nag yoo xamante ni ñi tàmm nañ di leen gis Sénégal bokkul ak comme yu ñuy wax noonu saa bu ñu nekkee xale yéen a ngi fàttale ko woy boobu nagu jàkka ji waaw yi dafa am différence c'est quoi la différence exactement. nag bu nekk dafa am li muy jariñ. am na ay vaches yoo xam ne c'est des vaches laitières. mooy loo xamante ni c'est de pour produire meew la. nag ñëpp xam nañ ne suñu nagu local yi mun ñoo dépasser 10 litres par jour en général mais mënuñu moo tax gars yi dem di importe ay nag di ko indi au Sénégal te xam nañ ne nagu Europe yi comme par exemple des Holstein ay Montbéliard ay Normande c'est des vaches yoo xamante ni mën nañ def seen capacité la def na 20 30 40 litres par jour donc wute na ak ñu ngi ñor localement. am na nag yoo xamante ni c'est pour de la viande yoo xam ne mën a def 500 600 700 800 kilos de viande mën na la ko jox donc nag bu nekk ak nit ki li mu fas yéene liggéey ci ban domaine ci lay fas yéene di jënd ay nagam ci loolu noonu soit muy inséminer soit muy produire wala mu dem jënd yoo xamante ni nii c'est des pur sang. bien sûr mbokk yi gis ngeen loolu dégg ngeen également li nga xamante ni suñu pël bu ndaw bi wax nañu ma fàttali leen ba léegi ñu ngi toog ak suñu DG suñu PDG sa laay wax bu ndaw waaye bu bari xam-xam torop mbokk yi xam naa ne yàkkamti ngeen xam maintenant pour yegg si ñoom naka ngeen di def mais may leen mu tuuti ma dugg ci ginaar yi parce que am na lu ma ko ci bëgg a laaj tey
koo xamante ne dafa yore par exemple restaurant wam wala mu yore benn business am boo xamante ne mu ngi yëngu ci ay mbirum jënd wala njaayum ginaar mu bëgg a yegsi si yéen actuellement est-ce que tollu ngeen wala commencé ngeen liggéey ci lu jëm ci loolu pour moom mu mën see njariñoo parce que gis nañu espace bi ni defar ngeen ko ba pare. dafa am lu ñu tuddee la segmentation clientèle. segmentation client c'est-à-dire boo defee projet il faut nga xam sa cible. kan laay jaay kan laa dul jaay. parce que boo jaayee ñëpp jaayoo kenn. boo jaayee ñëpp jaayoo kenn. il faut nga xam nga am sa cœur de cible. boo ginnaaw ba nga xamee sa cible ba pare boo paree nag nga fidéliser sa client. mu leer na ni kii chaque mois dina laaj tant de poulet tant de poids nga commencé ci loolu nag def nañ suñuy démarchage. def nañ suñu étude de marché comme ni ko gars yi di waxee les professionnels. def nañ étude de marché am nañ clientèle am na ñoo xam jëlee nañ leen Dakar sax andi leen fii. pour wàlle ni ñun ñu ngi ci lii. def nañ ay visite ak ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ay revendeur lañ. am ñoo xamante ni bëgg nañu. par exemple ñoo nañ parce que ginaar tamit dafa am ay souche poussin yi dafa am ay souche. comme ni kii amee ay race poussin yi noonu la amee ay race. te tamit am na ay couveuses yoo xamante ni ñoo fi nekk yoo xamante ni nii c'est des ténors comme Sédiment je me permets de les citer. comme couveuse amar. ban souche moo ci gën a baax par rapport ak milieu bi ñu nekk tàngoor bi fii nii teewaan parce que dafay tàng. ban poussin moo fi gën a mën a adapté. par rapport ak aliments yi parce que ñi jaay aliment bari nañ. ban aliment moo gën a baax pour suñu productivité suñu rentabilité ban moo gën a gaaw et cetera loolu yëpp def nañ ko. léegi nag di xaar xam naa ne du ma la wax suñuy client bien sûr bien sûr. doo la client yi. waaye lu yàggul dara. bu gars yi paree ci liggéey bi rek dinañ dugal incha allah. Thiessois ak bi dëkk Tivaouane. franchement ferme la boo xamante ne nii dañ ci woo bépp passionné de l'élevage et de l'agriculture. parce que li fi nekk nii ñun kese mënuñu koo liggéey soxla nañ espace soxla nañ ingénieurs yoo xamante ni nii ñoom ñoo ñu tracel xam nañu ay architecte parce que bâtiment yi foofu ñu liggéey ci mooy maanaam yu mucc anam soxla nañu par exemple ñi nga xam te ñoo fi nekk comme NMA ñu soxla leen ñu épaule ñu dimbale ñu waaw bu dee par subvention venant de l'État wala moom des sponsoring soxla nañ ko parce que ay jeunes lañ yaakaaruñ dara ci lu dul lii. bu leen neexoon ngeen jël seen alal dem toog ak moom bitim réew wala yëngu ci leneen waaye vous avez préféré revenir dans votre pays et investir ici. exactement ànd ceeg sama gars yi tamit parce que lii ni bu daanoo tey du man kese maay daanu. y a plus de 10-15 jeunes yu nekk ci ginnaaw parce que ñëwuñu tey. léegi nag bu affaire bu ndërmeeloo ñun ñëppay ndërmeeloo. te ton bu ndërmeeloo ñooñu lan la ñuy devenir après. lan la ñuy def ndax dañuy jël gaal gi dem ndax dañuy kenn xamul. te comme ñoo bokk passion xas nañ bu groupé wu sànc li ñu ngi ñaan état yi c'est une entreprise complexe maanaam soxla nañ logistique ginaar yi bu ñu demee ba abaat suñ clientèle war nañ dem yóbbu leen fa la ñuy woo par exemple des entreprises comme EMG Universal Auto parce que interviewé nañ ko fan yi mu def benn interview bu am solo boo xam te ni déglu naa ko mu waxtaan wax jaar-jaaram loolu daf ñuy motiver wax ñu moom fan la jaar ni méttee ak fi mu jaar loolu bu ñu ko gisee ñun daf ñuy motiver dañ naan ñun kon on est dans le bon chemin. kon ñun bu ñu tegee loxo war nañoo mën a dem comme IVM. day produire oto yoo xamante ni soxla nañ génne instant yi bu nag feebaree nii ban moyen logistique lañ am pour yóbbu ko ci vétérinaire bi. dañuy sonn. comprendre te moyens nekkuñu bu dee benn nit moo jël alalam di investir yor kër yor njaboot nga xam ne investissement nu mu méttee tamit day jaadu état bi gëstu. comprendre nga. jeunes yi nga xamante ni. ñu ngi ci nañ communiquer parce que looloo waral tey ñu woo leen yéen suñu grand yi fas yéene waxtaan ak askan wi waxtaan ak état ne ko la cause mbëkk mi c'est une conséquence de quelque chose. Et il faut savoir que l'ITV est très suivi par l'État parce que c'est l'une des chaînes les plus représentatives de la banlieue et état da cee bàyyi xel. kon dal nañ ci kon yaakaar nañ ne dina ci jot. wala ñu jël mbëkk mi. booy jël nañ gaal gi dem c'est parce que ñàkk nañ pexe. gisuñu par exemple foo xamante ne mën nañ fa dem liggéey. foo xamante ne mën nañ fa jël li seen passion li seen bëgg ba ñun lii moo suñu passion. am na ñoo xamante ni nii agriculture. du seen métier am na ñoo xam tailleur la am na ñoo xam mécanique la am na ñoo xamante ni nii la. ñu fekk leen ci seen biir domaine. waxtaan ak ñoom. boo leen bëggee dimbali da nga leen dimbali. ñun nag lii c'est juste un début. boo xamante ni nii mooy phase première bi waxtaan.
ne ko am na ay jeunes yoo xam te ñu ngi fi bëgg nañoo liggéey ci lii la ñu bëgg a liggéey ñun suñu business plan bi boo ko xoolee bu ñu la ko joxee nga léegi soxla nañ plus de 40 hectares parce que bëgg nañoo bay maïs bëgg nañoo bay luzerne bëgg nañoo bay arachide parce que ngooñ bi moom lay jox xar yi comprendre normalement sax suñu plan premier bi xar ak ginaar duñ dëkk parce que cohabitation bi ginaar dafa fragile virus bu ne mën naa jóge fi dem dugg foofu noonu mais manque de moyens conséquent moo tax li ñu defee ko nii pour un début di ñaan yàlla bu ñu gëstoo incha allah dinañ dem ñu gën koo yaatal ber poulailler bi ber bergerie bi ber ferme bi imaginez combien d'emplois on va créer ñaata nit ñoo ci mën a xëy plus nag du personnel soxla nañ ko fi xare dañuy feebar. Est-ce que yéen a ngi prendre le soin déjà présent di consulter vétérinaire. waaw xam nga tamit on n'est pas fou. defuñu investissement bu toll nii. te entretien bi ñoo xamante ni nii bu nag sëkkatee duñ xam fuñ daw dem. ci lañ dem Tivaouane gis fa docteur Ndaw ku disponible ku baax. ñu dem waxtaan ak moom il s'est déplacé personnellement. ñëw xool ferme bi. ba mu ñëwee mu ne man personnellement dinaa veiller ci yéen am na yenn ferme yoo xam ne damay batale sax samay mais man personnellement dinaa leen gunge. récemment ban nag moo fi kii woon dafa amoon indigestion. ñu woote benn oto ñëw ñu jël ko yóbbu ko ci moom mu pikiir ko dafa ñëw rek commencé waat lekk. donc suy vétérinaire am nañ léegi imaginer ñu am benn élève vétérinaire bu nekk à Tivaouane boo xamante ne nii soxla na stage soxla na liggéey mu ñëw bokk ñun liggéey bi. il va prendre de l'expérience màgg ak ñun dem ak ñun. loolu da ciy am solo. un Thiessois mën na ñëw. c'est-à-dire soxlawuñ sax ñu bëri ñu jóge ci yenn locales yi non non Tivaouane Thiès agglomération bi ñu nekk na jeunes yëpp ñu bokkandoo liggéey jël li nga xamante ne ni mooy suñu passion bu fekkee ñoo ko bokk ñu agriculture élevage ñu booloo parce que booloo mooy doole. ñu jël projet bi ñu yëkkati ko incha allah. c'est de l'agrobusiness mu nekk domaine boo xamante ni vraiment mu ngi dox bu baax a baax waaye ndaw yi ci nekk dañuy manquer soutien ñuy ñaan état bi comme ni ñu déggee la nga xamante ni moom la jeunes yi jooytu moom la jeunes yi wax ñu jàppee ko rek un message très positif ñu bañ cee gis ni dingat lenti ñu bañ cee gis ni xëccu nañu ak ñoom waaye ñu gis ni ce sont des jeunes avertis et préparés yi comprendre li seen réew soxla li comprendre li askan wi soxla ñoom ñu daal di ci nekk daal di ci taxaw mbokk yi ma leen di fàttali ni c'est un jeune entrepreneur mais il nous l'a très bien dit àndul moom kese daf cee ànd ak ay frère am da cee ànd ak ay moromam da cee ànd ak ay xaritam pour ñu xàcceendoo ñu dóorandoo mbokk yi balaa ñuy clôturer entretien bi tey jii ak ñoom li ñuy def moom mooy dañ ciy jëlaat kenn koo xamante ne ci partenaires yi la bokk mu xaw ñoo dugal tuuti ci yenn 18 yi après ñu daal di génn tàggoo balaa ñuy dem mbokk yi bu kenn